di rafetlu bu baax seen ànd ak Sénégal 7 TV ñu amaat mbégte dellu soit ak yéen ci seen émission boulevard du net ni ñu ko tàmmoo di defee bés bu ne tey ci aljuma ji fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2020 Sénégal 7 amati mbégte ñëwaat ngir dégtal leen lu jëm ci wàllu actualité ñeel Covid 19 bi waaye itam yeneen ci actualité yi nga xam ne mu ngi ci biir réew mi te concerné leen intéressé leen également donc ñu rafetlu bu baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñi nga xam ne également ñoo nekk fii ci réewum Sénégal di askanu Sénégal ñi ngi ñuy suivre ci YouTube bi ak Facebook bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu ànd bi ñu ànd saa su ne ak Sénégal 7 TV ñu ñëwaat nag ci seen émission di boulevard du net niñ koy tàmmoo di defee di ngeen am ci sommaire bi li nga xam ne mooy actu Covid di information yi nga xam ne moo ñeel Covid 19 bi di feebaru coronavirus bi nga xam ne jamono ji moo lëmbee àddina rawatina nag Sénégal mi nga xam ne mu ngi progressé bu baax di ngeen am itam les articles du jour bi nga xam ne dinañ ci faram-fàccee lenn ci ay articles yoo xam ne suñu naataango yi presse yi nga xam ne ñooy paraître tous les jours daal dinañ koy faram-fàccee te ñu jàpp rek ne intéressé na leen dinañu am itam news du net yi nga xam ne dina faram-fàccee lenn ci information yi nga xam ne daal dina feeñ ci internet bi reportage du jour bi tey nag dañ koy jagleel wàllu ñàkkum ndox mi xam ngeen ne dëkk yu bëri wala gox yu bëri dañoo ñàkk ndox jamono ji ci période bi nga xam ne nag dañuy xeex feebaru coronavirus te ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur daal di digle ñu def li nga xam ne mooy wàllu hygiène te hygiène bu ñu ko waxee rek faaw ndox bokk ci ndax ndox mooy raxas dinañu am suñu invité itam mooy général François Ndiaye di jiite force Covid 19 moom nag daal dina jannook taskatu xabaar yi démb xam naa nañ leen dégtal lenn ci extrait mooy doon suñu invité ngir ñu waxtaanee li nga xam ne mooy seen bilan ci jamono ji nga xam ne nag daal dinañu tàmbale seen liggéey alors dinañu ànd ci émission bi ak ki nga xam ne mooy Socé Ndiaye moom moo ñuy présenter les articles du jour Socé Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre di nuyu mbokk yi ñu seetaan. d'accord la mën a indi tey ci les articles du jour. li ci gën a fës mooy njombe bi nga xamante ne waa ji di David benn congolais la. moom daal lépp luy aju ci wàllu faux document moom. moo ci teg tànk fi mu toll nii dañ koo teg loxo. ay passeport ay visa lu ne la daan trafiqué daal. donc jàpp nañu ko article boobu la dinañ ko faram fàccee. ginnaaw si moom ñu jàngat benn article bu génn ci les échos bu tey bi muy Bamba Diallo moom it jafe-jafe bi am diggante ak sëriñam benn ñaseen dafa détourné 34 millions ci ay bunt ay fenêtres yi mu ko waroon livré dara amu ci ba mu yóbbu ko ci yoon. loolu tamit dinañu ko jàngat tey jile. Libération di kat ci mbiru Bouga Zéli moom nag Omar Samb mi nga xam ne moom lañ ko jàppandooloon ndax jàpp bi sax ci Omar Samb mii la tàmbalee woon ndax moom mii daanaka bokk na ci ñi piégé woon Bouga Zéli lëkkaloo ci ak gendarme yi ba ñu teg ko loxo moom déglu nañu ko moom dafa gën a enfoncé Bouga Zéli waaw nee na sax da daan doxantu ci otom ak ay faux billets yoo xamante ne bagages yi la ko tudde woon waxoon na ko sax voilà mu ngoog mu mel ni daal liberté provisoire Bouga Zéli bi xam naa ne boo sàgganee du yàgg ci biti fi ñu koy jeexale nag mooy l'observateur ci wàllu coronavirus bi ak masque yi ndax gis nañ ne waa police fi mu toll nii tàmbali nañ nag di taxaw ci yenn barab yi pour jàpp ñi nga xam ne duñ takk masque te bu ñu la jàppee 3000 francs ngay fay donc loolu daañ ko jàngat aussi muy article bi ñuy mujjëlee ci seen article du jour. waaw ça tombe bien parce que démb rek def nañu benn reportage ci masque yi xam naa dinañu wëyal reportage société yooyu ci biir askan wi bu ko defee rek ñu mën a xamal ñëpp li xew ci askan wi ak lu ñeel wàllu xeexum feebaru coronavirus bi bu loolu weesoo dañuy ànd ak Mouhamed Cissokho ci news du net Cissokho ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Abdou Khadre. alors loo ñu andil tey ci les news du net. tey ci seen rubrique les news du net dañuy wax ñaari ponk rek la ñuy waxtaanee. bi ci njëkk mooy dinañ wax ci Twitter mooy réseau social boobu nga xamante ne Amérique dafa si fekk baax ñoom dañu supprimer ay comptes ya nga xamante ne dañu njort ni gouvernement Chine moo ko moom te ñoom dañ ci doon def di propagande di ay propagande ak ay yeneen i comptes yoo xamante ni ci propagande boobu leen doon amplifier boobu mooy ponk bu njëkk bi beneen bi mooy ci comité de suivi bi nga xamante ne xam naa général François mooy nekk suñu gan ñu waxtaan ci yenn ci déclaration yu mu wax ndaxte moom am na ay déclaration yu mu wax ya nga xamante ne c'est vrai que dëgg la wante mu mën na tiital ñu bëri bu demee ba ne na nit ñi xam ni du ñëpp ñëppay am ci aide bi ba pare fëgg table bi tamit ci
ci politisation bu muy accuser yenn membres yi. yooyu yëpp dinañ ci wax ci kanam incha allah. d'accord moom jàmbaar la Twitter également ñu xam ne ni dañ ko censuré foofee sa Chine. effectivement ak polémique bi nga xam ne am na ko ci. voilà loolu mooy sommaire bi mbokk yi dinañ ci toftal également reportage bi maa leen ko doon wax sànq ñeel ñàkkum ndox mi waaye itam suñu invité di François Ndiaye général François Ndiaye daal di jiite force Covid 19 dinañu tàmbale mbir mi gannaaw bàkk bi ak actu Covid. actu Covid dañ koy tàmbaleek niñ koy tàmmoo di defee ak point bi nga xam ni mooy point bu démb alxamis fukki fan ak benn ci weeru juin atum 2020 démb nag daal dinañu def lu toll si junni ak ñaar fukk ak juróom benn ñaari ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent muy 1164 tests ci 1164 tests yooyu ñu am 119 cas positifs muy téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay cas positifs ci yooyu ñu am 102 cas contacts muy téeméer ak ñaari cas contact ak lu toll ci fukki cas communautaire ak juróom-ñaar démb nag jot nañu am également lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent ci ay patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér jamono ji nag am nañu également lu toll ci ñaar fukki cas grave ak benn décès bu yees boo xam ne nag daal nañ koy enregistré démb xam naa dina ci ñëwaat léegi am nañu également lu toll ci bii feebar bi duggee ci réew mi ba léegi lu toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci yooyu ñu am ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent muy 2994 patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér ak 56 décès muy juróom fukk ak juróom benn ci ay patients yoo xam ne génn nañu àddina fi mu toll nag ci centre de traitement yi ñu ngi fa am junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett loolu mooy bilan bi nga xam ne jot nañu ko am démb balaa rek bilan bu tey bi ak point de la situation bu ministère de la santé et de l'action sociale dañuy wëyal rek ak lu ñeel actu Covid 19 actu Covid donc wax naa leen ko sànq Sénégal daal di enregistré démb li nga xam ne mooy 56e décès bi muy juróom fukk ak juróom benn ci ay décès yoo xam ne jot nañu ko enregistré kii mujj génn àddina nag mu ngi am lu toll ci juróom-ñaar fukki at muy 70 ans gannaaw loolu ci lu ñeel wàllu xeexum feebaru coronavirus bi xam ngeen ni jamono yi ñu ngi waaj a dugg ci vacances te itam ci contexte bi bëri na ay restrictions yoo xam ne am na waaye li ñu seetlu ci plage yi maanaam ci géej gi foofee gis nañu ne bëri na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi koy fréquenter rawatina géej bu nekk ca Géejawaay muy Malibu foofu am na alerte boo xam ne autorités départementales yi daal dinañ koy lancé ngir rek daal di artu ñoom nag fas yéene nañu sax def ab réunion tey ngir xool yenn mesures la ñuy jël ngir gën a mën a xeex loolu ndax ak feebaru coronavirus beeg dajaloo gi muy bañ defe naa ne loolu la ñu gën a gis ci plage yi xam naa ne dinañ ci ñëwaat ak Socé Ndiaye wala rek Mouhamed Sissoko dinañ ci débattre daal di ci yaatal beneen bi di wàllu distribution aide alimentaire maanaam jàppale gi nga xam ne ñu ngi koy def ci askanu Sénégal gannaaw lor yi nga xam ne feebaru coronavirus bi andi na ko donc démb nag comité bi nga xam ne moo chargé wu ci force Covid 19 muy comité de suivi bi te général François Ndiaye daal di koy jiite def nañu benn point de presse ni ki démb ngir def benn bilan à mi-parcours moom daal di xamle François Ndiaye ni ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci communes yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn muy 186 communes kese ñoo jotagum seen kit yi maanaam kit yi nga xam ne dafay am ceeb am diwlin am savon ak pâte alimentaire ñoom rek ñoo ko ci jotagum lu toll nag ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent muy 224 ñoom ñi ngi nekk di ko doxal ngir rek ñu mën a jot seeni kit alimentaire beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoo des nag ci communes yooyu jamono ji ñu ngi waajal ngir tàmbale distribution bi donc mu wane rek ni bëri na lu bëri loo xam ne daal dina des ci mbirum distribution boobu ndax ñoom ñoo saytu lépp loo xam ne mooy doxal kii te Mansour Faye daal di koy jiite muy wàllu distribution bi ndax mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllu développement
communautaire bu loolu weesoo moom François Ndiaye daal dina xamle ni ni ma ko waxee kit yi daal matalewul te itam mu xamle ne également fokk ñu wax dëgg askan wi ndax ñëpp duñu mën a bénéficier ci li nga xam ne mooy aide alimentaire bi li koy expliquer nag bëri na muy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci rawatina li ñuy wax RNU muy registre national unique bi nga xam ne ay liste la yoo xam ne bénéficiaires yi lañ ci inscrire liste yooyu nag bëri na ay liste yoo xam ne dafa wuute donc mën nañu indi liste bi tey ñu ne boobu la ñuy jàpp ñu indiwaat beneen indiwaat yeneen mu bëri ay liste yoo xam ne ñii dañuy feeñ fii duñu feeñ fii wala ñi ñu inscrire leen fii duñu leen inscrire ci liste bi loolu daal indi jafe-jafe ba tax mbir mi daal di sooxee bu baax a baax waaye am nañu yaakaar ne ak suivi comité de suivi bi dinañu gën a mottali lépp daal di ci indi ay joyanti bu ko defee mbir mi daal di dox ci jàmm xeex bi mën a yemb ak li nga xam ne mooy feebaru coronavirus bi donc loolu mooy actu Covid bi nga xam ne andil nañ leen ko le temps que ministère de la santé et de l'action sociale di teew ngir di defal ñu bilan bu tey bi aljuma fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2020 alors balaa point bi damay rek sekk ak Socé ak Mouhamed Sissoko wàllu distribution aide alimentaire bi Socé François Ndiaye nee na bëri na ci ay gox yoo xam ne jotaguñu seen aide alimentaire Sénégal xam ngeen ni 552 communes moo fi nekk waaye nee na seulement 186 communes ñoom ñoo jot ci seen aide au complet mu am 224 yoo xam ne actuellement ñu ngi doxal ngir ñu mën ko jot donc lii dafay revenir rek ci jafe-jafe yi nga xam ne nekk na ci ak quantité bi nga xam ne moom la ñu war a acheminer ci biir dëkk bi yëpp nekkul lu yomb nag mais peut-être amoon na ay alternatives dès le début amoon na ay idées yu ñu joxe woon peut-être bu ñu jëloon ci yenn idées yi daal di koy doxal mënoon na gën a mën a woyof. waaw bon François moom ñu ngi koy gërëm déjà ci liggéey bu mu nekk di conduire avec son équipe mais information yi mu joxe démb lu ci bëri déjà presse bi amoon na ko. concernant surtout le retard. ñun on savait déjà que voilà affaire yi dafa tardé. loolu moom jotoon nañ ci waxtaan déjà. donc loolu moom wax boo xamante ne daanaka moom. Sénégalais yi xamoon nañ ko déjà. donc li am solo mooy fi ñu toll ñoom. ci distribution bi. naka la ñuy def ba accélérer le processus pour que au moins ñi nga xam ne jotaguñu ñu teel a jot li nga xamante ne moom moo di aide bi et dégg naa ko aussi mu wax lu am solo concernant voilà baal ma ñu jël ministre bi chef de cabinet balaa ñu Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 103 de ce vendredi 13 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire. Répartis entre Guédiawaye 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamaguène 1 cas, Liberté 6 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoune 1 cas, Yaraax 1 cas, Malika 1 cas, Diamniadio 1 cas, Kébémer 1 cas et enfin Touba 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4 851 cas ont été déclarés positifs, dont 3 100 guéris, 56 décès et donc 1694 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations
au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof tey bésu àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a limal ci junni ak juróomi test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak ñeent di ay cas contact fukk ak juróom-ñett di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci Géejawaay ñett ci Rufisque benn ci Mbao benn ci Diamaguène benn ci Liberté 6 benn ci Bambilor benn ci Kounoune benn ci Yaraax benn ci Malika benn ci Diamniadio benn ci Kébémer ak ñeent ci Touba téeméer ak juróom benn malade yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñetti malade ñu ngi ci suñu service de réanimation ñu koy wax service Sowétas ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi nañ fi ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn cas yoo xam ne cas yu positif la ñetti junni ak juróomi téeméer wër nañu ci juróom fukk ak juróom benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan yi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. mu ngi noonu mbokk yi mu nekkoon communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale docteur Aloyse Waly Diouf du directeur de cabinet bu Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé daal di ñu koy defal waaye balaa may andi ci point bi mu ngeen may ma rek ma jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre di leen fay nuyoo bi ci Facebook bi ak YouTube bi Pape Kali Pape Laysa Mbodj Marie Sarr Marianne Sène Dado Sow ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi ñuy teewlu ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci YouTube bi Khalil Kane Raja Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal Samba Soumaré di ko jaajëfal bu baax Mané Ly Fatou Karam ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal Mor Kébé ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal Sénégal 7 di rafetlu bu baax ànd bi ngeen ànd ak ñun alors bu ñu sukkandikoo ci directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale di docteur Aloyse Waly Diouf nee na def nañu tey lu toll ci junni ak juróom ci ay test muy 1005 test yoo xam ne am nañu ci lu toll ci juróom ñeent fukk ak ñaar ci ay test yoo xam ne ay cas positif lañ ci loolu ñu mën ko xayma ci téeméer boo jël juróom-ñeent yu toftalu fukk ak juróom muy 9,15% de positivité gannaaw loolu ñu am 60 cas contact muy juróom benn fukki cas contact ak fukki cas communautaire ak juróom-ñett fukki cas communautaire ak juróom-ñett yooyu nag ñu ngi leen gis ñaar ci Géejawaay ñett ci Rufisque Mbao Liberté 6 Bambilor Kounoune Yaraax Malika Diamniadio ak Diamaguène fu nekk ñu gis fa benn cas communautaire Touba nag ñu daal di fay gis ñeenti cas communautaire tey nag
ci ñi nga xam ne faj nañu leen ba ñu wér ci ndimbalu borom bi ñoom ñu ngi toll ci téeméer ak juróom benn ñu ci félicité di ci encourager encore le personnel de santé ci ndimbalu suñu borom ñu ngi def ay jéego yu am solo waaye nag tey am nañu lu toll ci ñaar fukki cas grave ak ñett muy 23 cas grave donc ci loolu gannaaw loolu nag bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi Sénégal daal di comptabiliser lu toll ci ñeenti junne ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn muy 4851 cas positif ci loolu ñu am ñetti junne ak ñaar fukk ci ay patients yoo xam ne faj nañ leen ba ñu wér muy 3100 patients guéris am itam lu toll ci 56 décès muy juróom fukk ak juróom benn ci ay patients yu génn àddina fi mu toll nag ci centre de traitement yi ñu ngi fa am lu toll ci junne ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent muy 1694 patients sous traitement donc loolu mooy bilan bi nga xam ne def nañu ko tey am nañu ay progrès ci yenn fànn am situation yu grave ci yeneen fànn soosé. waaw bon daanaka la ñu waxoon démb la ñuy waxaat tey rek parce que Covid bi moom mi ngi noonu mi ngi continuer di évoluer ci yenn zones yi fii à Dakar je pense que li ci am solo mooy nit ñi continuer di sàmmonteeg li nga xamante ne moom moo di mesures yi. mais man je pense que en termes de stratégie quand même. ministère war na changer doxalin daal parce que lii moom bu ma sañoon dañ koy arrêté. ñëw taxaw le point là. parce que gisatuma importance bu mu am. parce que bu fekkente ne pour joxe information rek la nombre de cas yi ñiy wér ñi feebar ñi ñibbeeg ñi ñëw mën nañ def un communiqué très simple envoyé ko ci rédaction yi. mais est-ce que askan bi bu ñuy gis ministère bi du dalal seen xel un peu. waaw mais j'aurais souhaité aussi ñu koy def ci yeneen jàngoro yi nga xamante ne aussi ñi ngi rey lu ëpp li Covid 19 bi di rey. tout à fait aussi dañu waxante dëgg. effectivement mënuloo monopoliser Sénégalais yi tous les jours à la même heure ñu ñëw taxaw di déglu jàngoro boo xamante ne. boo comparé li muy rey ak yeneen jàngoro yi li ñuy rey mais du benn sax. jëlal le cas sibiru. voilà sibiru cancer mi ngi fii du jeex donc. li leen di ñaan mooy man boog sama point de vue mooy nañu arrêté point bi di def ay communiqué yu simple ba pare def focus ci sensibilisation bi sur le terrain je pense que loolu moom moo am solo et teewul aussi journalistes yi dinañ ko ne def seen liggéey bu ñu jotee nombre de cas yi nañ ko traité siiwal ko comme nañ koy defee tous les jours te bu loolu amoon sax xam ngeen ne Sénégal 7 moom dafay wéy di amal programme bi alternative bi li tax ñu def ko muy boulevard du net mooy bu ñu demee ba point bi jeex ñu continuer di leen informer ci yeneen fànn ci yeneen innovation yoo xam ne Sénégal 7 def ci réfléchir saa su ne ngir bégal leen alors Cissokho lu ñu mën a wax ci bilan tey bi. bilan tey benn bi damay masawu coono bu baax docteur Aliou Juste. parce que ñi ngi koy wax léegi en off boo ko gisee tey ak commencement bi. tu vois que ni dafa jeex. coono la. te askanam ak réewam moo ko. waaw réewam moo ko teg. ba tax na tey sax booy seet dafa am benn njuumte bu sew bu mu def parce que dafa déclaré 92 cas positifs. ci français mu ne 60 cas contacts. or que c'est 74 plus 18 cas communautaires moo lay jox 92 looy wan ni dañu nekk ci coono il travaille sous pression ñu ngi leen koy masaw bu baax di masaw coono parce que metti na trop waaw juumte bu sew boobu la def kon ñu ngi ko koy jéggal ndax xam nañ lu tax mu def ko ndax coono bi muy daj saa su ne beneen bi le constat que j'ai fait bu tey mooy seul le département Tëngéej kese Rufisque six cas de à transmission mission issue de la transmission communautaire moo am six Rufisque ville am na 3 Kounoune am na benn Mbambilor am na benn Diamniadio am na benn ça fait 6 donc nañu def attention te aussi constat bu ñuy def foofu pour ñun ñu xam côté boobu parce que man département Rufisque laa dëkk maa ngi dëkk commune Tivaouane Peulh Niaga lu ñuy xam ci zone boobu mooy dafa nekk zone bu populaire et aussi dafa am beneen affaire boobu ñi dëkkoon en ville ay Médina ñu si bëri côté boobu lañ dëkki kon zone boo xam ne nit ñi ko xamul du ñu xam ni c'est une zone populaire te yooyu dugg na fa nañ ci bàyyi xel te li nga wax léegi Alaaji Socé dafa am solo nañu sensibiliser yaa xayti ndax l'heure est grave c'est pas parce que dañu bëgg a tiital nañu l'heure est grave mooy feebar bi dugg na ci askan wi xamuñu kañ lay génn te ni ñuy dundee arrangé wul askan bi donc nañ sensibiliser le plus pour nga xamante ne
bu ñu ko rayul carrément sax dinañ amoindrir ses forces ba nga xamante ne du ñu dellu ci li ñu nekkoon mais dinañ reprendre suñuy activité d'accord alors ñu mën a jàpp loolu kon tey itam gis nañu ne cas grave yi daal dina yokk ñett ndax démb ñu ngi amoon ñaar fukki cas grave te ñu am ñaar fukki ak ñett ci ay cas grave ni ko Binta si ñaanee ñu ñaanal leen rek yàlla fëgg seen bopp ñu am wér ak jàmm. donc gannaaw loolu nag dañuy jàll ci suñu rubrique ma xamal leen askan wi gannaaw bu ñu épuiser rubrique yi comme d'habitude rek dina leen jox kàddu gi bu ko defee ngeen mën a addu daal di apprécier ci li nga xam ne mooy bilan bu tey bi waaye yeneen actualité yi nga xam ne itam dinañ ko faram-fàccee rawatina plage yi di fa am ñàkkum ndox mi suñu reportage ci lay porté waaye itam lépp loo xam ne daal ci askan wi la nekk ci wàllu actualité dañuy rek def benn pause bu ndaw balaa ñuy ñëw ci les articles du jour ak Socé Ndiaye. les articles du jour di rubrique bi nga xam ne moo leen di faram-fàcceel lenn ci ay articles yoo xam ne suñu naataango yi bind nañ ko ci quotidien yi nga xam ne ñooy paraître tous les jours alors Socé fa lañ koy tàmbale ci les articles du jour. ci xanaa doomu Congo bi nga xamante ne moom la ñu bind ci journalu laasu tay bi à la page 5 benn waay la daal boo xamante ne mi ngi tudd David benn ressortissant congolais la moom daal lu aju ci wàllu escroquerie moom ci net bi xam naa ne boo xefee moo ciy doon Lionel Messi waa ji daal këram la toog yor ordinateur am yor connexion internet am ku soxla lépp lu aju ci wàllu faux ci wàllu document ak loo xalaat nag passeport même carte d'identité nationale lépp lay trafiqué. mais temps booy sax David yi dañ daan mën dribbler de ci football. waaw kii de xam naa ne moom bu ñu rondoo turandoom David Beckham xam naa ne moom dina doy waar donc démb lañ ko doon déglu xam naa ne le 25 lay xam fu muy mujj waaye il risque 3 ans de prison parce que moom dafa am ay plaintes yu bari yu dal ci kawam te ay nit yu mu escroqué. il est de quelle nationalité encore. Congo congolais d'accord ressortissant congolais la. donc ay carte d'identité visa passeport loo xalaat ci wàllu document rek waa ji. kon saa waay ku xarañ la de. weesu na xarañ gis nga enquêteur bi ñu demee këram dañoo def perquisition jël fa ay clé USB ay ordinateur parce que bi ñu ko waxee da ko weddi effectivement. en général yooyu bi ñu la jàppee da ngay weddi. da ngay tiitoo. waaw mais vraiment fait yi aussi ak données yi nekk ci clé USB ak yooyu yëpp bon da koo gën a dugal. parquet bi nag ñoom ñi ngi sàkku daal ñu tëj ko ñetti at ci kaso. le 25 la ñu war a délibéré. donc détails yi ak suñu naataango bi di Binta Diouf bu ngeen demee ci laasu tey bi à la page 5 mbokk yi di ngeen ko fa fekk. muy wane ne rek aussi nañuy def ndànk ci ñi nga xamante ne ñi ngi leen di louer en général ci kër yi te xamuñu leen xamuñu aussi lu ñuy liggéey. loolu c'est un autre problème. na ci ñëpp bàyyi xel. effectivement waaw ñu bëri dañuy louer ay nit seen kër. xamuñu leen. xamuñu lu ñuy liggéey. il faut que aussi nit ñi di xaw a. te en général ñaaw njort aussi. te en général dañuy faral di bëgg di dem ci quartier yu làqatu yi kër yu làqatu yi bu ñu ñëwee fay la benn néeg fay la at. mais ñoom ñooy gën a fay aussi at la ñuy fay mais ñiy loué daal bu ñu topp xaalis bi rek dañuy aussi sàmm seen kaaraange ñoom. effectivement parce que boo dëkkee un trafiquant aussi. tout à fait comme sénégalais yi ñu jàppoon fële rek. da lay exposé. tout à fait donc loolu mbokk yi mooy premier article bi ñu leen dukkil tey ñaareel bi mu ngi ci les échos bu tey bi. mooy sëriñ bi ma la doon wax ak taalibe bi xam naa ne taalibe bi moom bokkul ci taalibe yi joxe addiya kii 34 millions sëriñ bi la toje. 34 millions 34 millions. dama lay nettali affaire nu mu demee sëriñ bi dafa nekkoon États-Unis di tabax kër Kaolack bëgg defoon na sax commande ay porte ay fenêtre Chine léegi taalibeem bii nga xam ne mi ngi tudd Bamba Diallo di ab commerçant ne ko léegi annuler commande boobu man dinaa la booleeg ay nit yu ko mën a defaral. lii la ko defaral fii. waaw léegi li ñuy wax rek ci sénégalais sëriñ bi envoyé ko 34 millions ba tey ba sànq bunt yi ñëwul 34 millions yi nee na puraas dallu xëddeen. 34 millions ci réew mi ñu ne. réew mi ñu ne jamonoy corona ji. surtout ji waaw te corona bi sax bokk na ci lim lay moom waa ji. li waral retard bi am. mais li ci doy waar moom sëriñ bi loolu corona bi mën na ko expliquer aussi wala. mën na ko expliquer mais aussi ku la yónnee 34 millions sa waay. boo mënul neel mënuma.
loolu de. waaw mais corona bi la xaw a taafantaloo expliquer un peu retard parce que ki ko waroon livrer mais yooyu c'est pas convaincant. et li ci doy waar sëriñ bi dafa hypothéquer këram États-Unis ci benn banque bi jox ko xaalis mu envoyé ko waaj. moom lor na sëriñ bi de. waaye taalibe bii kay sawaay. non kii sëriñ bi du ko ñaanal. xam naa ne bokkul ci taalibe yi nga xam ne moom. non kii kenn du ko ñaanal. info boobu mbokk yi. mi ngi ci Les Échos bu tey bi à la page 3 bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk. muy lu doy waar di nuyu suñu naataango bi di Fatou John mi nga xam ne moo ko détaillé. muy wane rek aussi léeg-léeg société bi am nit ñu njublang ñu rax suñu biir. effectivement wax dëgg yàlla aussi loolu dafa doy waar daal sa sëriñ. boo ko joxatul yaakaar naa ne waratoo koo teg diil li booy di wax teg diil. ah gars yi xam nga aussi benn affaire dafa am jikkoog borom pax. te boo jikkowoo dara doo xàmme papa wala sëriñ de. waaye jeudi 18 juin la ñuy délibéré xam naa ne moom bu saagaree dana tëdd kaso de. waaw loolu moom te xam naa ne sëñ bi du ko fekk di ko ñaanal. beneen bi libération. Bougazelli xam nga am na liberté provisoire. bu xefee nag du yàgg. déedéet waay. noos gi mu nekkee nii fi mu toll nii. fan kon ma ngay noos. tamit liberté provisoire dafa neex. damay laaj rek. tëj kaso ba tijji la ngay dox fu la neex dem. lu la neex lekk. liberté bagage yi may gis nii lan la moom. bagage yi mooy affaire yi mu doon def ci oto bi. mooy xaalis waaw parce que Oumar Samb mi moom moo lëkkaloo woon bi ko gendarme yi feeree ba jàpp ko. moom bokk na ci ñi tegoon deal Bougazelli ba jàpp ko. mooy filet bi ñu defoon. voilà. Oumar Samb mi dafa yàgg a traité ak Bougazelli ci lim nettali ci procès verbal bi ñu koy déglu. nee na yàgg naa dem kër Bougazelli di fa jënd ay billets noirs di ko raxas di ko dugal ci marché bi moo ko waxal boppam. kon le danger mooy est-ce que ñun ñii sax yooyu jaarul suñu loxo. te mën naa ne lu mën a ne la. mais ça c'est un danger de toute façon ñun fu ñu jëlee suñu xaalis fu. xoolal non xam nga le problème c'est quoi mun nga jël par exemple ñu fay la sa xaalis à la banque nga dem jëndi fenn. benn boutique jox ko 10 000 mu wecc la 5 000 boo xam ne faux billet la doo ci mën xam dara. bon dafa doy waar moom yàlla nañ ci yàlla musal rek. waaye daal li mu wax moom démb. dafa gën a dugal Bougazelli mii nga xam ne boo xefee liberté provisoire am bii. Seydina Fall. moom Seydina Fall dana mujj gàtt de. bu xefee gars yi woowaat ko de. mais bu boobaa est-ce que kële du gën a am wér-gu-yaram Luc Nicolaï mii nga xam ne dafay. déet Luc Nicolaï kay moom fi mu toll nii moom xam nga démb waxoon nañ ne daa demoon hôpital dem na fa gaa waaye yàggu fa. waaw daa dem lu xool yaram moom médecin bi daf ko proposer pour mu def vraiment consultation générale. waaw parce que il commence à perdre du poids commencer faible ak yooyu. mais delloo nañ ko kaso ba. mais moom aussi xam naa ne moom bëggaan yi moom. mais aussi soose beneen bi dama seetlu ni suñu yenn célébrités yi bu ñu demee kaso. déedéet du ñu ànd ak seen kaso wala seen sago wala dignité bi ñi ñu fay fekk di dundee ñoom duñ koy def. waaw c'est très rare nga gis benn célébrité bu dem kaso ñu tëj ko mu toog dignement am na fi le cas Khalifa Sall. le cas Karim Wade le cas Idrissa Seck peut-être ñett ñooñu ñoo xam dañu tëdd ba ñu génnee leen mais ñi des ñëpp dañuy dem après pavillon spécial. waaw wala nga yàkkamtee génn. waaw man day Khalifa Sall daal laa fi dégg. peut-être moom ñeneen mais moom mu laa fi dégg. kuñ ne kaay génn kaso mu ne du ma génn. waaw moom ak Barthélémy Dias. waaw c'est clair du ma génn. ak Barthélémy waaye ñi ci des. waaw dañ ko négocier fëgg bunt yi naan génne leen ma génne leen donc Bougazelli mi mbokk yi bu ngeen demee ci Libération tey bi à la page 3 di ngeen fa fekk Oumar Samb la mu nettali yépp ci di dox digganteem ak Bougazelli aju ci wàllu faux billet li ñu koy jeexale mooy corona bi. l'observateur u tey bi. xam nga masque yi fi mu toll nii léegi. port bi moom c'est obligatoire waaw c'est obligatoire booy génn da nga war a takk masque mais xam nga sénégalais ak dëgër boppam yow yaa ma gën a xam sénégalais yi. bu leen def lii la ñuy bañ. port masque yi fi mu toll nii police da cee tàmbalee def liggéey police maanaam taxaw ci yenn endroit stratégique yi. boo takkul masque ñu jàpp la yóbbu la commissariat central. soo se li ngay bëgg a wax nii. man je suis témoin. dalaa dal damay xëy yaa xam di fàtte masque. fay nga ma dem damaa fay li ñu laaj loolu laa fay. ah mais c'est bien fait parce que il faut que loi bi dox aussi ah. li ñu laaj loolu laa fay parce que aussi il faut parfois tamit nit ñi ñuy reconnaître seen erreur boo juumee dama juumoon. j'étais pressé mais damaa juum. bañ ma jàppee. non parce que mesure bi li tax ñu def ko c'est pas pour contraindre les gens quoi mais sénégalais yi il faut ñu nangu ko si. effectivement parmi nous ay nit ñu dëgër bopp. effectivement te liñ lay wax sa njariñ la. loolu li nga wax moom remarque bi mooy demal ci plage yi
demal ci terrain de foot yi surtout plage yi sama koñ nag moom moo raw Géejawaay ak sa koñ Tëngéej plage yi moom dafa fees del donc nit ñi il faut aussi que ñuy sàmmonteeg mesure barrière yi boo gisee li tax police di taxaw parfois ci yenn endroit stratégique yi te lii je pense que mën na nekk aussi leçon pour ñi nga xamante ne dañuy def du je m'en foutisme ñu baal ma yor nga masque mais doo ko takk parce que soit gëmoo ne jàngoro bi am na wala soit yow yaakaar nga ne yow daal da ngaa blender sa bopp ba dara waru laa dal aussi da ngay exposer sa bopp exposer sa njaboot te bu ko ñëpp defee aussi jàngoro bi du fi mës a jóge effectivement waaw donc muy loo xamante ne vraiment policiers yi aussi ñu ngi leen ciy sargal la nga fay noonu kuñ jàpp loolu lay fay muy 3000 francs wala nga jël masque bi daal di masque sa sikkim waaw xam nga sikkim moom mais gis nga sénégalais dañu war a xam ni feebar bi lu am la xam nga lu tax bërki démb dafa am benn prince saoudien ak li leen yàlla may ci alal li leen yàlla may ci doole boo xam ne corona moo ko rey te il paraît que plus de 60 et quelques membres de la famille royale wàll na leen dañu feebar ñu ngay faju gis nga ko noonu te c'est pas du koo xam ne comme ñun la li leen yàlla may ci teraanga te feebar bi di leen daaneel ñun ñi amul dara ko nañ moytu corona daal mu ngi doxal mission nañu moytu mission de la police court derrière les démasqués noonu lañ ko bindee donc daal yenn garage yeeg yooyu daal vraiment policiers yi aussi ñoom ñi ngi ciy def seen liggéey tamit pour vraiment di ñaax nit ñuy takk masque donc Abdou loolu mooy ñeenti article yi di tey ci seen rubrique article du jour. d'accord xanaa ñu ñaax rek ñi nga xam ne ñooy askan wi ndax lu ñu leen digal rek c'est pour seen njariñ parce que boo takkee masque li nga xam ne mooy porte d'entrée virus bi muy bakkan yi ak gémmiñ bi ba ci sax bët yi ci li yenn spécialistes yi wax nga fàtt ko daal moom mooy gën ndax ci wér-gu-yaramu askan wi yëpp la aju donc ñu ci encouragé ñëpp di leen ci gën a ñaax ndax feebar bi gaaw jóge fi bu ko defee rek ñu daal di wéyal suñu activité rawatina ci wàllu koom-koom xam ngeen ne PIB bi benn baisse bu considérable lañ ci seetlu ndax dañu doon wax taux de croissance bu 7% mais maintenant dañuy tabler jusqu'à moins de 3% te loolu defe naa ni koom-koomu réew mi moo ciy tumuranke waaye askan wi également ñoo ciy tumuranke ñoo ciy sonn ba waral mbirum aide alimentaire bi nga xam ne sax moom dafa sax mujj tàggatem bi donc ñu daal di rek dem ci beneen rubrique muy news du net soo see xam naa ne da ngay libéré wu ndax interview bàyyi ngeen doxal parce que dama war a dem ci terrain bi. voilà interview bi nga war a amal ak directrice bu Sen'Eau. waaw ngir ñàkk ndox bi xam naa ne reportage boobu la ñuy jagleel tey waaye dina dem uti ji yeneen information luy expliquer parce que ñàkkum ndox mi dafa commencé jéggi dayoo ci yenn zone yi. effectivement waaw te doy na waar te paradoxe lay doon ci contexte bi ñu nekk. effectivement fu ñu toll ñu naan nit ñi raxasu leen. te am na ci ñoo xamante ne amuñu ndox mu ñu raxasoo. parce que seen robinet dafa tëj donc dinañ ci seq waxtaan ak waa ñi ñoo yor wàllu ndox bi. incha allah bu ci kanamee. d'accord donc ñu tàggatoo ak yow rek di rek dem ci beneen rubrique muy news du net ak Mouhamed Cissokho gannaaw bàkk bi lay doon. soo se leen mes. voilà mu ngi noonu nag ñu ñëw ci beneen rubrique muy news du net dañ ciy ànd ak Mouhamed Cissokho Mouhamed ñu ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay nuyu Abdou Khadre maa ngi nuyuwaat bu baax. ci di les internautes et les téléspectateurs de Sénégal 7. di leen nuyu di leen ziar ci àjjuma ji bu baax. alors lu ñu mën a wax tey ci news du net. news du net nag tey dañ koy tàmbale benn point boo xam ne Twitter la xew muy réseau social boobu nga xamante ni. États-Unis la nekk nga xamante ni adduna bi yëpp la law. fii Sénégal sax am na ñu bëri ña nga xamante ni surtout les activistes et les journalistes ñoom ñëpp ñu ngi ci Twitter boobu nag dafa xëy démb ci alxamis bi supprimer lu tolloog 23 750 comptes yoo xamante dañu njort ni. gouvernement chinois ñoo ko moom. waaw loolu lañ def te dañu njort ni. compte yooyu noonu dafa doon nekk compte yaa nga xamante ne gouvernement chinois daf ci doon utiliser pour def sa propagande à travers le monde di diffuser ay messages de propagande yoo xamante ni c'est écrit en chinois nga xamante ni dañ koy tas ci monde bi léegi pour tas
information yooyu propagande boobu compte yooyu dañ doon utiliser ay compte relais yaa nga xamante ne ñu ngi toll ci 150 000. ci 150 000 comptes yoo xamante ni si yooyu leen doon basé wu pour gën a tas affaire parce que xam nga il faut nit ñi comprendre aussi sur les réseaux sociaux tout est question de réseau. loo gën a am réseau ce message gën a law. léegi nag ñoom ils avaient fait ça aussi teg seen réseau de 150 000 comptes xam nga 150 000 comptes c'est presque am na dëkk yoo xam ne amuñu 150 000 comptes Twitter. léegi nag ñu utiliser ko. pour mun a doxal seen propagande ci noonu nag le Twitter mi nga xamante ni États-Unis la fekk baax ci lañ supprimer les comptes là boo jëlee 150 000 ak 23 750 ça te fait 177 000 non ça fait 173 750 comptes chinois ci wolof mooy téeméeri junni ak juróom-ñaari ak juróom-ñaar fukk ak lu teg. waaw yooyu leen supprimer. wante beneen bi seetlu nañ aussi ni du rek compte yooyu kese. ndax am na ay comptes yoo xam ne ñu ngi toll ci 7340 ay turcs ñoo ko moom c'est des comptes turcs ñoom tam dañ leen jiiñ ni dañuy def propagande. ñu supprimer ko beneen bi am na ay comptes chinois ay comptes russes aussi xam nga États-Unis lu mu xeex. te boolewu ci Russie day mel ni xeex ba saful. léegi ay loolu ñu ngi toll ci 1152 comptes yoo nga xamante ne. ay comptes russes la mais li ci paradoxe bi mooy 23000 comptes chinois yooyu noonu. Chine Twitter amu fa accès c'est ça le paradoxe pourquoi léegi ils ont besoin de ça. yooyu beneen bi aussi boo xoolee ñetti dëkk yi ñu supprimer seeni comptes yooyu noonu. c'est la Chine. c'est la Turquie c'est la Russie ce sont ces pays yooyu ñoo toll nii booy xool politiquement ou commercialement qui s'opposent à la politique voilà ak États-Unis waaw te xam nañ ni même bu dee sax ki moom Twitter xaw na jàppante ak Donald Trump xam nañ ni les États-Unis dañu nekk en guerre même si c'est pas très affiché froide contre ces pays-là xam nga la géopolitique ça fait comme ça la géopolitique se fait dans l'opposition se fait dans les tracts l'animosité waaw mais c'est ça quoi et beneen kii mu maintenant nañ jàpp ni bu guerre repositionnement géopolitique di am dans le monde du rek des kii politiques mais les réseaux sociaux là c'est devenu benn zone wala benn espace ba nga xamante ni foofu il faut s'attendre foofu mu am guerre bu tar en termes de géopolitique loolu lañ ci seetlu moo taxoon ñu bëggoon ko waxtaan ak suñu internautes yi beneen point bu ñuy wax boobu ñu fàttali également ne au-delà de comptes yooyu nga xam ne bloqué nañ ko wala supprimer nañ ko Twitter actuellement dañ ko censurer foofu ca diwaan bu Chine. non Chine de tout le temps ñoom par exemple Facebook dañu am seen Facebook bopp ba nga xamante ne boo nekkee Chine boobu ngay abonné pour mun a di connecté wu quoi ñoom tout ce qui vient des États-Unis ñoom doyu leen quoi parce que derrière ça y a des gens qui disent que ni derrière tout Facebook d'espionnage la quoi parce que tous les données Facebook données boo ci dugal yow boo ko supprimer sax du deñ ñoom dañ koy garder waaw seen base de données yi léegi nag moo tax nag ñoom aussi par mégarde ñoom ils décident de ne pas trop s'ouvrir aux États-Unis par ces ces réseaux sociaux là. mais on se rappelle sax justement ci campagne électorale bu si je ne me trompe 2016 ak Hillary Clinton mail yi nga xam ne ñoo fuité woon ba ñu doon wax wàllu ingérence russe bi ci campagne américaine. Ouais parce que jusqu'à présent même le président Donald Trump il a été même attaqué en justice parce que dañu jàpp ni il a eu ñii di waa Russie dañ ko jàppale pour pirater yenn yi pour mu mën a gagner élection yi mais li mën a am ba am mooy adduna bi am na ñoo xamante ni am na yi ñuy xëccoo te xëccoo boobu ñuy xëccoo nag positionnement boobu ñuy def fépp fu am espace fépp fu ñu xam ni zone d'influence la rek ñi ngi fa di ko def.
d'accord alors beneen point bi lan lay nekk. beneen point bi dañuy wax rek vite fait ci comité de suivi bi nga xamante ne général François Ndiaye moo ko jiite ñu fàttali rek ni. du comité de gestion. comité de suivi la c'est-à-dire ñi la dañuy def ñu topp ci li ñu def. di ko saytu. loolu la ñuy fàttali par exemple général François Ndiaye ku ko ne ana ceeb bi da nga kaa tooñ. ku ko laaj ceeb da nga kaa tooñ santuñu ko séddale ceeb. santuñu ko joxe ceeb. général François Ndiaye li ñu ko sant mooy ñii yore ceeb bi di ko séddale buñ ko séddalee mu xool ci anam yu ñu ko defee. fu ñu jëlee ceeb bi nan lañ ko defee marché yi yooyu yëpp loolu lañ ko évaluer suivi la war a def moo tax ñu jël des membres de l'opposition du pouvoir de la société civile du parlement ñoo ñëpp ñu boole leen ñu regrouper autour de ñoom démb nag moom mu am ay révélation yu mu wax nee na au départ ñoom ba ñuy tàmbali di suivre affaire yi 1 million de ménages la waroon a mais ci diggante bi. comme ni ko ministre Mansour Faye waxee. mooy fu mu toll nii 1,1 ménages la c'est-à-dire njaboot yi jot ndimbal gi ñu ngi toll ci 1,1 njaboot. mooy 1 million ak téeméeri junni ci ay ménages waaw mooy. ci ay njël quoi bu ñu njël voilà noonu lañ koy waxee ci ay njël. léegi nag wante moom mi ngi averti nee na il faut xam nga militaire dafa ñemee wax dëgg xam nga dañuy xam ci seen moom nee na il faut pas ñu jaxase askan bi nañ xam ñu nax askan bi nañ xam ni ñoom ñëpp mënuñoo jot ñi ñu ciblé ñu nekk ci registre national unique bi ñooñu ak ñi nga xamante ne ñooñu rek ñoo mën a am mais du tous les Sénégalais ñoo war a am ñëpp du ñu am daal waaw loolu la wax tout le monde ne sera pas servi. Ce sont les vérités yoo xamante ne wax nañ ko te nit ñi ngi doon jàllale ay informations comme si ñëppay am te aussi il faut comprendre du ñëpp ñoo mën a am. Est-ce que Sénégal aussi am nañ les moyens ba jox tous les ménages mënul nekk est-ce que am nañ les moyens pour jox les 16 millions de Sénégalais aide. Je pense mënul nekk. li mën a nekk daal mooy les plus impactés les plus vulnérables. ñi nga xamante ne yëg nañ ko bu baax a baax ñu assister leen loolu général bi wax na waaye général bi tamit fëgg na ci table bi ndax nee na espace boobu noonu comité bi bu ko kenn politiser. waaw gis nga xam nga ci gannaaw amoon na ay wax yi fi amoon. ak ci wàllu per diem yeeg yu kenn xamul per diem yeeg. même per diem yooyu sax wax na ci ndax moom weddi na ko ne amul ñoom ci bénévolat la ñuy liggéey. ci bénévolat bu ñu fàttali moom du général bu retraité. il est toujours en action. en service waaw en service. parce que il faut rappeler aussi que en général yii bu daan am état bu daan jël ay général yu retraité la daan jël. mais bii pas dafa jël général boo xamante ne ràññeeku na ba ñuy jëlee Yaya Jammeh Gambie. moo dirigé woon mu def ci liggéey bu am solo. waaye tey ci suba ci RFM matin ki député Toussaint Manga nga xamante moo jiite xale yi nekk UJTL mooy xale yi nekk parti démocratique sénégalais. moom daal. rafetluwul bu baax général ndax nee na loolu dañ ko jàll dañ ko dépassé ay politisation ay per diem dañ ko jàll nee na général bi bu waxee noonu day yàq liggéey bu comité bi nekk di liggéey parce que ñoom instant bi comité bi ñu ngi nekk ci def liggéey bu mucc ayib pour nga xamante ni dinañ topp xool ñi war a séddale mbir mi fu ñu jaar nuñ ko defee ba nga xamante ne Sénégal ñëpp dinañ am li ñu ñi war a jot dinañ jot ci niñ ko waree jot. d'accord ñu fàttali rek ne ñoom comité boobu ni ko général François Ndiaye waxee nee na dañuy am ay risques yu bëri yoo xam ne dañuy jànkonteel ak ñoom ci biir terrain bi rawatina wàllu coronavirus bi ba tax sax am na kenn ci membre comité bi boo xam ne actuellement mu ngi tëdd feebar. am feebaru coronavirus effectivement sacrifice la ñuy def par rapport ak liggéey bi te tamit ñu fàttali ni kii di maire bu Guédiawaye ba nga xamante mooy président de l'association nationale des maires. des maires du Sénégal muy AMS di rakk président Macky Sall di Aliou Sall. moom Aliou Sall moomu ci comité bi la bokk. dafa bokk ci comité te moom instant bi waxuma ni moom la général bi da wax mais moom instant bi xam nañ annoncé woon nañu semaine bële que ni moom dafa
feebar bi mbas mi da ko dal. kon boog ñu leen di ñaanal yàlla. nit kooku noonu di général bi di waxte tuddul turam ak Alioune Sall moom nga xamante ni ñoom ñi ngi liggéey pour seen réew. xam nga dafa am moment yoo xamante ni y a pas de contradiction y a pas d'opposition on va vers l'essentiel mooy c'est-à-dire li ñëpp kii mooy ñi soxla du Aliou Sall moo soxla ndimbal boobu du Toussaint Manga moo soxla du Habib Sy moo soxla mais askan wi ñoo ko soxla ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ba nga xamante ne liñ doon njëriñ bi ñu doon amal askan bi ñu dellu ci ba yeggali seen liggéey. D'accord alors sans plus tarder dinañu informer juste ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ne dinañu am occasion dugg bokk ci waxtaan bi au 77 883 41 83 via WhatsApp gannaaw rek bu ñu épuiser suñu 2 dernières rubriques yi muy reportage bi justement ci la ñuy dugg reportage bi daal di concerner ñàkkum ndox mi nga xam ne moo am ci gox yu bëri Ouest Foire Nord Foire Parcelles Assainies Cité Fadia Dieuppeul et cetera dëkk yu bëri ak yeneen ni gox yoo xam ne amuñu ndox dañu dem dafi ji reportage bi ñu ko defee ci Ouest Foire ak ci Parcelles Assainies ñu ànd ci ak suñu journalistes yi daal di dellu sewaat. waaw sëñ Babacar ñu ne dañoo bëggoon a xam coronavirus bi ku ne xam na impact bi mu def jafe-jafe yi bëri na jafe-jafe yi jànkonteel waaye li ci gën a garaaw mooy ñoom du ñoo wax ni coronavirus li njëkk ci précaution yi mooy di raxas say loxo ba mu set waaye dama mel ni de jamono ji de amoo leen ndox di yéen waa Ouest Foire. non ñun moom sonn nañ trop vraiment trop sax nit ñi xam ñu nit ñi fu ne la ñuy dugg pour am ndox de presque une semaine ngi nit ñi amuñu ndox te ñoom ñoo ngi wax nañu raxas loxo yi te ndox amu fi ma loolu dafa ma jaaxal na ma trop ah. waaw man ndax am na ay autorités yoo xam ne ñu ngi dëkk seen gox bi ku ci mel ni maanaam seen maire gox mi ngi maanaam sax di dox de temps en temps ngeen di mën sax am ay liaison yoo xam ne dina leen mën a permettre ngeen di koy mën a jot. non mën a déggu ma ko fenn man maire bi sax xaw ma ko même chef de quartier bi sax doo ko gis fii daal nit ñi ku ne yaa ngi seet nooy def ba génn si. mooy baadu dëkkuwaayu tubaab bu ñuuloon li ko gars yi di faral di waxee. daf mel looloo fi am de kenn talul kenn franchement métti. waa léegi yéen nu ngeen di def ba am ndox kon. non ñun dañuy dugg si dëkk bi rek xam nga rek dem ay yoo fa la ñuy dugg pour am ndox sonn nañu de. maanaam dëkkuwaayu mbokk yi daal xam nga Sénégal moom dëkkum teraanga la. voilà xam nga fii moom nit ñi moom mooy loolu dañuy jàppalante bu kenn amee ndox si benn bokk fu soo dañuy jël taxi dem fa xam nga noonu lay demee quoi mais vraiment sonn nañu ku si mën a jàpp daal. ou bien vous faites pas appel aux citernes. non fii amul citerne mosuma fi gis citerne franchement Ouest Foire fii mosuma fi gis citerne waaw. dañu am problème mu ndox moom parce que mënuñu ne corona hygiène dañu exiger hygiène ba pare ñu am problème mu ndox c'est un peu critique n'est-ce pas parce que xam nañ ni boo amul ndox sa hygiène dina xaw a doy waar tuuti waaw. instant yii nii moom wàllu ndox moom compliqué na trop te ñun ñëpp xam nañ comment l'eau est vitale c'est une source vitale pour la vie te jamono ji ñu nekk contexte bi ñu nekk nii ndox moo war a gën a mën a matal loo xamante ni pour mën ñu sàmm ci corona bi dañoo war a raxasu comme ni nga ko waxee war nañ sangu raxasu saa yu ñu génnee mais soo ñëwee doo am ndox loo jàppoo sax problème la vraiment c'est déplorable gars yi war nañ xool yan kii la ñu war a def yan stratégie pour mën a régler loolu parce que pénurie d'eau nekkul yàgg na ci askan bi yàgg na ci dëkk bi. dëgg la waa léegi yéen seen kilifa yi ci koñ bi ndax ñoom dajaloo leen pour jéem a woo sax maanaam autorités yi nga xam ne maanaam ku ci mel ni monsieur le maire chef de quartier gi dem ngeen ci moom. non loolu noonu diggaguma ko nag waaye daal soo diggee ñëpp askan gi di wax da ngay gis ku nekk séparément mi ngi kaas wàllu ndox mi waaye yaakaar naa ne comme li nga wax nii loolu idée la yaakaar naa ne à partir de là mën nañ dem léegi eggee ko chef de quartier yi eggee ko autorités communautaires yi bu ko defee ñu jéem a dajaloo xool lu ñu mën a def au niveau communautaire. rek ndox balaa muy ñëw presque ay toog ba 3 heures du matin des fois di nga toog ay semaines yoo xam ne ndox doo ko am dañoo sonn ñun ko garaaw ñun góor yi garaaw mais jigéen ñi dañuy chaque fois dañuy seetlu ñoom dañoo sonn ñoom ñooy génn di rooti dafa métti chaque fois ñu koy dund du ko dund te musu am benn changement parce que ñun li ñuy dund chaque fois moom la ñuy dund am na yoo xam ne pour man yenn affaires yi nii ay détails la quoi lam lu ëpp njëriñ nañ indil ndox bi ñu siy mën a jëriñu parce que ñëpp di si jëriñu même bu passé Sénégal yëpp parce que ñëpp ñuy jooy même jooy koo laaj même wax chaque fois même wax man garaawul de mais man jigéen yi laa yërëm suñuy rakk yi suñuy yaay man ñooñu laa yërëm ñoo sonn si rooti ñoo root ba ndul tur ay nit billaay wala taala am na yoo xam ne pour man dafa war a jeex quoi c'est la première fois may taxaw di wax nii parce que mais boo dee wax nii rek dama sës
dama sës lu mënul ñaax la moo dama wax parce que man du ma xool sama intérêt mais intérêt pass Sénégal ñëpp laay xool du ma xool intérêt pass tamit Sénégal ñëpp laay kaasal parce que lii dafa war a jeex quoi billaahi dafa war a jeex suñu njiit yi mooy loolu ñu ñuy jiitee mooy loolu defuñu fi dara tous xam defuñu fi ñun fii nañ juddoo fii nañ yaroo xam nañ lu fi nekk lépp nañ ñu jàppale sonn nañ mais buñ toogee ba moment élection yi ñëw ñu jël nit ñi danañ jàppee comme ni danañ jox ay affaire de tisa ay affaire yooyu yëpp soxla ñëw ñun xam ne nañ soxla nañ njëg nit ñi nañ njëg doomu aadama yi parce que sonn nañ ñoom buñ xool seen intérêt mais nañ xool intérêt nit ñi. mu ngi noonu mu nekkoon reportage bi ñeel wàllum ñàkkum ndox mi lottal na loolu askan wi waaye am na ba léegi loo xam ne aussi ñu ngi koy gis ndax suñu jeunes yi nga xam ne ñoom la ñu interrogé ca Ouest Foire Mouhamed soluñu masque de ba yaa ngi toog ñett lañu jegeyantoo soluñu masque donc loolu aussi beneen jafe-jafe la def nañu reportage boo xam ne def nañu ko démb ci wàllu solu masque bi waaye lu ñeel wàllu ñàkkum ndox bi ci jamono ji nga xam ne dañu exiger wala boog ñu recommander hygiène bi te bu ñu waxee hygiène cet la te cet ndox lu ci am solo la Mouhamed te ñàkk na actuellement. doy na waar xam nga lu ma bëgg a wax suñu autorité kilifa du weddi boppam parce que il faut se dire une chose ñoom ñoo ne ñu dee leen raxasu. te je pense nag quand même raxasu. ndox mooy base raxasoo quand même. waaw nit lu mënul raxasoo lu leneen lu dul ndox il faut que ñu jox ñu ndox bu ñu raxasoo. bu ñu fàttalikoo tuuti Cap Skirring amoon na ay coow yu fa am ba ñenn ñi ne sax am na ku jigéen ku ci ñàkk bakkanam. ñu jaxasee. commissariat kii ba compagnie gendarmerie ba. mu am jàmmarloo yu metti entre gendarme yeeg askan wi donc yooyu noonu yëpp nañ ko jël en compte. ndax aussi jamono ji tembe du jamono ja nga xamante ne ndox war na ñàkk. parce que aussi beneen alternative ndox bi mooy gel hydroalcoolique yi du ñëpp am njëgam buñ ko jëndee aussi. mais da ngay gis ña nga xamante ne ñu ngi débrouillé wu di del ndox di ci def eau de javel teg ko seen buntu place wala fi ñuy liggéey di raxasu mais ñooñu bu ñu amul ndox comment ils vont faire loolu aussi il faut que aussi autorités yi centrale ñu fëgg sur la table au niveau de ñi yore ndox bi waa Sen'Eau ak waa SONES. il le faut parce que aussi ñoom dañ leen fi teg pour ñu soulager pour ñu soulager askan bi parce que dafa loolu état moo jël. ci ay mëninam ci ay prérogative am jox leen loolu moo am léegi maintenant bu nekkee dañ laa jox quelque chose qui est souverain nañu qu'on se dise la vérité la distribution de l'eau dans un pays normal souveraineté la donc nañ ñu fexe nit ñi am ndox période bi on est en guerre te kuy dem guerre ñu naan la bal amul doo rey kenn boo moytul yow la ñuy rey. d'accord mu doon lu am solo waaye ni ngeen ko waxee sànq dinañu dem ca direction bu Sen'Eau ngir daal di xool lan moo waral ñàkkum ndox boobu ak yan solution lañ ci nar a indeek lu aju ci wàllu xeexum feebaru coronavirus bi ndax jamono ji moom ndox moomu lu primordial la pour lu fondamental pour rek ñu mën a xeex feebaru coronavirus alors dañuy rek daal di jeexal suñu dernière rubrique balaa ñuy ànd ak askan wi daal di commenter li nga xam ne mooy actualité tey bi rawatina bilan beek ñàkkum ndox meek lépp lu ci aju wàllu aide alimentaire beek yëpp ngeen mën si joxe seen xalaat dañuy dem daal di teewlu suñu invité ci kàllaama nasaraan lay àddu waaye dinañ ko résumé ci kàllaama wolof bu ko defee ñu daal di koy mën a ànd commenter gannaaw bàkk bi. S'agissant de la synthèse des activités du comité, nous avons organisé 3 séances plénières et plusieurs réunions sectorielles, eu des séances de travail avec les ministères en charge de la mise en œuvre des opérations du fonds. Nous avons également défini des termes de référence et des règles de fonctionnement, assortis de chronogrammes
et suivi de la désignation des structures d'animation avec leurs indicateurs de performance. Un projet de budget prévisionnel de fonctionnement pour 6 mois a été également adopté lors de la plénière du 7 mai 2020. Des visites de terrain ont été effectuées dans 7 régions du Sénégal, dans des contrées lointaines, de Guinaw Rail Sud à Dakar, en passant par Djembereng en Casamance, Salémata dans la région de Kédougou, Ranérou dans la région de Matam, Kidira dans la région de Tambacounda et Kalifuru dans la région de Kolda. Ces visites se poursuivront la semaine prochaine dans le but de couvrir les 45 départements et quelques-unes des 552 communes que compte le Sénégal. Toutes ces visites vont alimenter le tableau de bord à partir de données issues du terrain et collectées au sein des ministères sectoriels et des structures d'exécution. Les membres du comité ont ainsi bravé tous les dangers, y compris la possibilité d'être contaminés par le coronavirus. D'ailleurs, un de nos membres a été testé positif. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Par ailleurs, pour mieux rapprocher les populations, l'État a mis à notre disposition des bureaux. Je pense que là, il faut bien prendre note. Ces bureaux sont situés au 52 rue Vincent, angle Abdou Karim Bourgi, au 7e et 8e étage de l'immeuble Mbalo Asta Binta Kébé. Mon numéro vert sera bientôt actif, son cours d'installation. Mon numéro WhatsApp, je vais peut-être vous le donner, 77 333 0076. Je répète, 77 333 00, c'est 76, hein? 75, il a dit, 75. Il y a également une page Facebook avec le pseudo Comité de suivi Covid-19 en lettres. Enfin, un rapport mensuel des opérations fournira des résultats du suivi des interventions des ministères et organismes sectoriels financiers. Il sera préparé dans le but d'accroître la transparence et la traçabilité des finances publiques afin d'assurer un suivi régulier et l'atteinte des objectifs fixés aux forces. Voilà mu nekkoon suñu invité di général François Ndiaye di jiite comité de suivi force Covid-19 muy force bi nga xam ne moom la ñu jagleel xeexu coronavirus bi te ñu rek daal di koy jagleel benn budget bu 1000 milliards yéen a ngi koy fàttaliku donc François Ndiaye général daal di xamle rek ne am na ay séances plénières yu bëri yoo xam ne comité bi def na ko ci benn chronogramme boo xam ne membres yi dañ leen tànn ci ku ci ne sa xarañte ñeel mbir mi ak fànn bu nekk xam leen ne également ni ci seen réunion bu 7 mai bi ñu weesu atum 2020 amal nañu benn daal dinañu adopté benn budget de fonctionnement ci diirub 6 mois xam leen ne également ni jot nañu def ay visite de terrain ci région bu Dakar fële ca Casamance Kolda Tambacounda Kédougou ak ci yeneen gox yoo xam ne yu sore la ci biir réew mi ba xam leen ni également ci semaine prochaine semaine bi ñu dégmal dinañu continuer opération yi visite yi ci biir terrain bi ngir rek gën a mën a saytu liggéey bi waaye itam fexe ba xool naka la ñuy fexe rek ba doxal mbir mi ci yoon ba képp koo xam ne rek mën na jariñoo ci mbirum aide bi mu daal di koy jariñoo donc nee na ci 45 départements yëpp dinañ ko visiter bu ko defee rek ñu daal di doxal mbir mi na mu waree xam ne également ne am na ay risques yoo xam ne am na ci liggéey bi ñuy def actuellement rawatina ak coronavirus bi ba tax sax mu xam ne ni am na ci benn ci seeni membres yi nga xam ne jot nañu am virus bi ba tëdd l'hôpital feebar ñu koy ñaanal mu wér ak jàmm bu loolu weesoo nee nañu nag joxe nañu
ay état bi jox na leen ay bureau ngir ñu mën a gën a jege askan bi bureau yi nag ñu ngi féetee fële ca centre ville ci 52 rue Vincent ci immeuble Mballo Anta Binta Kébé mu ngi nekkee ci centre ville bu Ndakaaru am na également benn numéro WhatsApp bu 77 330 333 0075 boo xam ne mën nañ leen ci jot. am na page Facebook également boo xam ne mën nañ ci jot muy force Covid 19 comité suivi force Covid 19 en lettres bu ko defee rek ñi mën jokkoo ak comité boobu. alors Cissokho def nañu li nga xam ne mooy bilan d'activité bi à mi-parcours naka lañ ko mën a jàngatee ndax ñàkkul ay jafe-jafe yoo xam ne cité nga ko sànq ci mbirum distribution bi wala bokk Socé Ndiaye mi ñu ko dégtal sànq. effectivement distribution dafa am problème parce que lundi passé ñu ngi wax ni am na foo xamante ni da ngay dem ceeb rek moo fa nekk. ceeb rek moo ñu fàttali nga baal ma fàttali ne askan wi aussi mën nañu bokk numéro baa ngi affiché noonu 77 883 41 83 bu ko defee yéen itam ngeen joxe seen xalaat ci tolluwaay beeg aide alimentaire bi comité de suivi bi bilan bi nga xam ne joxe nañu ko ak lépp lu ci aju rek ci wàllu actualité yi nga xam ne faram-fàcce nañ ko fii ngeen mën ci joxe seen xalaat yéen itam ndax ci ngeen bokk. Mohamed communes yu bëri parce que il faut rappeler que. Distribution ça fait par commune. Par commune départ bi sax amoon na jaxasoo bu si am ñu naan Dakar bokk ci yeeg Thiès bokk ci. Guédiawaye bokk ci Rufisque bokk ci Pikine bokk ci. mais dañ comprendre woon ni Sénégal booy compter 5 dëkk yooyu rek ñoo am légalement titre ville. te ñoom. duñu traité ak les villes mais c'est les communes. les 552 communes yi nekk ci Sénégal. voilà ñoom ñooñu la ñuy liggéey directement. boo demee dëkk yu bari par exemple man fi ma dëkk à Tivaouane Peulh ci mairie ba ñu ngi fay wàccee ceeb bi. mais ceeb rek moo fa wàcc dans la commune de Mbao yi may wax c'est des choses que j'ai constaté ceeb moo fa am. amagul yeneen yi léegi te pour ñu séddale ko il faut que mu am moi je dis ñoom. loolu leen lu leen waay reproché tooñ leen ñoom ils n'ont pas en charge de distribuer c'est un comité de suivi mooy du comité de gestion ni ko président diggee woon au début comité de gestion la diggee woon après mu teg comité de suivi buy saytu rek la mun du jël décision du séddale kële mooy li ci loxo ministre Mansour Faye la nekk moo tax fu ñuy joxe ceeb rek fu ñuy joxe kit yi kit complet yi fu ñu koy joxe démb ñu ngi ko doon joxe fii ci parcelle suñu ay ndaw demoon nañ fa ma nga fa woon teew fu ñuy joxe ay ceeb moom moo fay te mais ñii nag ñoom même bu ñu fa demee c'est pas à eux de distribuer mais dañuy dem di contrôler suivi di xool ndax jaar na yoon ñi war a am na parce que dafa am benn coow bu am moom sax révélé ne ko mooy RNU bi mooy registre national unique bi da ngay gis ñaa xamante ne nekkuñu fa registre national unique ñu fàttali ne mooy liste yi nga xam ne ñoo war a bénéficier ci aide alimentaire bi ñoom ci ne parce que boobu dafa am ñaari partie dafa am ña nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bourse sécurité familiale yi ñooñu la ak ña nga xamante ne bokkuñu ci ñooñu mais c'est dañu war a am ci aide bi ñooñu lañ boole mu nekk registre national unique bërki démb am na ñeneen ñuy kaas mooy way laago yi gis na leen en Casamance. d'accord waaw baal ma Mohamed ñu jël Mor Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Mor ñu ngi lay nuyu. na ngeen def waay ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi di ziar. yàlla nangu ziar bi. ça va bien waaw ñoo ngi ziar Socé ak Mohamed nu mu tudd encore. Cissokho. Cissokho voilà Cissokho bon léegi sànq la avant Socé dem la wax na ci affaire taalibe yi. waaw. waaw ñun nag ay taalibe ñu ne mais yooyu genre taalibe ñun bokkuñu ci quoi. ah d'accord. ñun dañuy doxal yoon quoi. waaw boobu moo am solo. et puis gis nga et puis wàllu ndox mi ngeen di wax nii laa. waaw waxoon nañ ko population bi bien avant les élections. ne leen bu ngeen bëggee aar seen bopp suba lu ngeen bëgg ngeen am ko. bàyyi leen t-shirt yi ngeen jël ak casquette yi ak seret marinière yi ngeen jël yu leen di muusoo di leen teg di leen jox yu kenn xamul. bu ëllëgee dina métti ci yéen gis nga ñoom ñi ñuy jox micro yi ñuy wax yëpp booy xool ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci élection yi di jël xaalis dugg na fii tey nag ils ont entrepris les pots cassés
waaye léegi nag nañu moytu nag ay citernes yi ñëw laa dañ ko moytu léegi bi ci des mooy séddale ceeb bi ñun waxoon nañ ko depuis le début ne la séddale ceeb bi ñuy joxe noonu booy xool sax day yóbbu ay feebar parce que gars yi fu nekk dañuy dugg di yóbbu fii di génn fii xam nga loolu regroupement boobu bu amee rek dina am ñu nga xamante ni boo moytuwul dina am ñu ci jëlee feebar la preuve gis nga nee na am na ku ci feebar te am na ñu nga xam ne sax feebar nañu te xamuñu ko Sénégal am na ñu bari ñu nga xam ne aussi feebar nañu toog seen kër moo tax nag démb nag affaire remettre bi ngeen doon wax laa ak waa sama mbokk boobu nekk France léegi bu fekkee man mi ngi may déglu Amadou Faye waaw bu fekkee ne loolu produit boobu muy wax ne mën na faj doomu aadama yi man bu bëggee mën na jokkoo ak man yéen ngeen jox ko sama numéro bu ba jaaree ci yéen man autorisé naa leen ko mu jox leen seen numéro man fu mu nekk ci France mën naa dem gis ak moom waxtaan ak moom bu fekkee ni yéen mën na leen baaxee ci produit boobu mën nga am ci seen fi ngeen nekk noonu seen dëkkuwaay am ku ci feebar mënul dem hôpital mënul dem faju ci yéen mën naa leen ko indil yéen ci seen plateau man bu ma ko joxee man mën naa fexe nu mu ko indilee foofu jox leen ko yéen comme ça yéen bu ngeen ko mënee dimbale ci nga xamante ni yéen ay journaliste ngeen yéen am ngeen ci ay nit ñu nga xamante ni am na ñu nga xam ne dañoo feebar mënu ñu dem hôpital toog seen kër ba pare am feebar bi ñooñu bu ñu jaar ci yéen peut-être loolu produit boobu ñu doomu sénégalais yi dinañ ko mën a parce que c'est important quoi nit ñi dinañ ko mën a peut-être jëfandikoo parce que bu fekkee jaar dafa bëgg a jaar ci gouvernement bi du dem léegi mais bu fekkee dafa bëgg a jaar ñun nag xam nga ñëpp xam nañ dëkk bi nu mu doxee boo ko jaaralee peut-être ci yéen man mën naa def loolu gratuitement te su may dem ci moom aussi naa ko xamal ne ko je ne viendrai pas avec les mains vides man je suis artisan te mën naa ko offert aussi benn placard porte coulissante yu nga xam ne dama ko koy may cadeau moom waaw te ba bëgguma ci dara yéen pour dimbale rek Sénégalais yi la loolu kese laa ci jublu d'accord man soxlawuma dara participation yi may def nii aussi di ko wax man dama koy def uniquement pour yee askan bi loolu kese la très bien waaw loolu nag bu fekkee yéen mën na ci jaar ci yéen après ngeen jox ko sama numéro téléphone moom mën na maa woo comme ça man ma indi leen ko ba ci seen plateau jox leen ko yéen ngeen xool ndax ngeen koy doxalee kooku mën naa ko def pour dimbale askanu Sénégal d'accord waaw comme ça mu jaar ci seen site boobu muy Sénégal 7 comme ça mu jaar foofu quoi comprendre d'accord inchallah waaw loolu laa leen di waxal quoi. merci beaucoup jërë ngeen d'accord jërëjëf Mor Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax xam naa dinañ si dox ay jéego ak Souleymane mu jël numéro bi comme ça ñu mën ko envoyé El Hadji Amadou Faye moom moo woote woon démb ca France doon ñu wax wàllu remède bi nga xam ne dañ koy defaree ak soble ak yeneen ñaari ingrédients yoo xam ne finalement jotu ko fësal donc xam naa nañu am luñ ci dox pour xool luñ ciy am moom Mor ñu koy jaajëfal bu baax daal dina wax ci wàllu ndox mi ñàkkum ndox mi nga xam ne sonal na askan wi ci yenn gox yu bëree bëri waaye itam distribution aide alimentaire bi ak ni ñu koy doxalee yenu beeg dajaloo beeg yooyu yëpp doon na wax conséquences yi on se rappelle et finalement effectivement am na benn agent boo xam ne jot na ci am coronavirus bi bu ñu sukkandikoo ci général François Ndiaye mi nga xam ne moo jiite mbir mi donc Mouhamed yaa ngi woon sànq ci wàllu aide bi ak ñi nga xamante ne ñi ngi doon wax ni ñoom jotuñu te ay impacté lañ muy ña nga xamante ay woy laago lañ am na ñu ci doon wax démb am na ñu jàll sur la rajo RFM ña nga xamante ni ñi ngi nekk dans le sud du pays ñi ngi kaas ni ñoom jotuñu aide yooyu am na ay jigéen yu nekk Ziguinchor aussi yi ma doon seetaan léegi benn vidéo ñoom tamit ñu koy ñaawlu ñu ñaawlu si ñaari téeméer voilà ñaari téeméeri jigéen yooyu ñi ngi ñaawlu ni ñoom jotuñu aide alimentaire yooyu te aide yooyu ñu fàttali ni dañ ko joxe woon ci cas boo xamante ne dañu restreindre les allées les va et vient nit ñi mënatuñu woon liggéey carrément nit ñi mënatuñu woon dem mënatuñu dikk léegi man la question que bu may poser ñëpp est-ce que aide yooyu am nañ seen raison d'être ci période bii nga xamante ne ñi toogoon ñëpp tijjil na leen bunt bi ñi liggéeyul woon ñëpp seen liggéey reprendre nañ est-ce que amati na sa raison d'être. oui mais est-ce que rattrapage bi du métti aussi est-ce que du leen jariñ également aide alimentaire bi. bon dina leen jariñ mais période bu mu leen doon gën a jariñ. tout à fait dañ ko dépassé. parce que man soo ma toogloowee sama kër. ñetti weer ma toog sama kër ñetti weer nga ne ma génnal nga ne ma boo toogee sa kër naa la jox ndimbal ma toog gisuma la nga ne ma génnal ma dem liggéeyi
ndimbal boobu du ma ko xaarati du ma ko yaakaarati waaw ndax sama liggéey laa yaakaar pour dund te sénégalais yi aussi il faut dire c'est pas des mendiants c'est des gens valeureux ay nit ay gor lañ ay nit ñoo xamante ne liggéeykat lañ nekkuñu fi di ñaan ma Demba wala ma Samba sénégalais yi il faut le dire loolu dañ koy rappeler les sénégalais n'ont rien demandé duñu yelwaanuñu te sax lii ñu leen di jox sax du lu ñu ñaan du luy wàccee darajey nit lii ñu leen di jox ñoom ñoo ko moom sax ñoom ñoo ko moom ñi koy joxe ñi xam nga paradoxe mooy ban ñi ngi koy jox ñoo ci gën a yey ñi leen koy jox ndax ñoom ñoo ko moom il faut ñu fàttali loolu bu baax il faut ñu fàttali loolu parce que ki ñu ko jox jëlal yaa ko moom mais sénégalais yi il faut le rappeler c'est un peuple travailleur ñoo xamante ne ay nit yu gore lañ nit yu ñemee liggéey lañ ñu ngi liggéey dañ leen waxoon nag toog leen pour moytu mbas mi law ñu toog ñu ne leen boo leen toogee dina leen indi ndimbal goo xamante ne li ngeen daan liggéey pour dundee ko ñu jàppale leen ci léegi nag ñu toog jotuñu ñu garder seen ngor continuer toog bañ ne leen génn la ñu génn ñu ngi liggéey donc ñoom ngeen jox leen ngeen bañ leen jox ils vont continuer à travailler et à s'entretenir wante nag li nit ñi war a xam mooy y a 64 milliards des Sénégalais c'est pas de Macky Sall moomu ko Mansour Faye ministre Mansour Faye président Macky Sall moomu ko ministre Mansour Faye moomu ko général François Ndiaye moomu ko Abdou Khader moomu ko c'est les Sénégalais ñoo ko moom donc. mais Mohamed man Sénégalais laa aussi. waaw non quand je dis individuellement moomuñu ko parce que parfois da ngay dégg keroog ministre des transports wax na ko et j'ai tiqué yàlla xam na j'ai tiqué le président dans sa générosité. baal ma ñu jël ki nekk ci ligne bi balaa ñuy ñëwaat ci président ak générosité am salaamaaleykum. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. aleykum salaam. madame ñu ngi lay nuyu. aleykum salaam. allo. allo oui madame. waa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. tur bi nan la ak fooy wootee. maa ngi wootee Saint-Louis Riana. fan la ah Riana d'accord. Saint-Louis Riana ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay di leen ziar aussi ci àjjuma bi. jërëjëf ñu ngi dellu ziar bu baax. émission bi aussi. vraiment kontaan naa ci émission bi. wax yi rafet na macha allah. mais nag ñàkk ndox moom mën nañ ko éviter ci kii bi ñu nekk bi nii. période Covid 19 bi. mënuñ def tout daal ba sauver nit ñi ci ndox parce que ndox moom ñàkk ko moom moo gën a métti ci àdduna bi. mais yal na yàlla saafara loolu. amiin. di wax tamit sénégalais yi nañu gën a respecter gestes barrières yi. te lépp suñu njëriñ la daal du njëriñu Macky Sall du njëriñu yéen ñu topp. parce que ku ne loo def rek sa bopp nga ko defal. d'accord. kon nag noonu góorgóorlu ci loolu. pour tamit wàllu aide alimentaire yi vraiment. période bu ñu ko nit ñi soxlaa amuñu ko daal. mais nag teewul nit ñee ngi dund. teewul nit ñee ngi lekk. parce que yàlla bépp gémmiñ bu mu xaar rek def am na lu mu ci sànni. tout à fait. di ñuy ñaan yàlla rek yal na nu yàlla gën a jox sutura ak teraanga. benn tamit maa ngi si doon wax toujours au début. ci aide alimentaire yi. dama doon wax ni aussi bu ñu defoon benn chose nga xamante du ñuy wàññi. dund bi comme ceeb bi dawlin bi. ba nga xamante ni tout le monde dinañ ci am accès. ndax tey buñ ko wàññi woon ba nga xamante ni ñëpp dinañ ci am accès boobu séddale ceeb du am séddale dawlin di am. su ko defee képp loo am rek war nga mën a am jënd ceeb daal. mais déjà dépensé nga beaucoup d'argent jënd ceeb dépensé carburant bu bëri distribué. boole ci xolo yi ci distribution bi wax yi ñi am naa ñi amuma. mënoon na ñàkk daal. ci li ma yaakaar bopp mënoon na ñàkk vraiment. am na période la nga xamante ni bu ñu ko defoon amaana lii du ci am. mais nag dolli sant yàlla rek di ñaan askan bi. Sénégal yëpp yal na leen yàlla may wér. amiin may ñu bon sutura nañu teranga.
may ko tamit yéen ñi si rajo bi. may ko bépp mbooloo mi jullit. amiin merci beaucoup. jërëjëf Rihanna ñu ngi koy jaajëfal bu baax ñu ngi rafetlu également sa fidélité moom mu ngi ñu doon woowee depuis Saint-Louis moom daal di àddu rek ci wàllu respect geste barrière yi ni mu koy faral di defee saa su wootee ci loolu lay njëkkee c'est important ngir barrer virus bi wax na également si ñàkkum ndox mi effectivement metti na ci askan wi ndax lu fondamental actuellement lu indispensable jamono ji ci xeexum coronavirus bi ak hygiène bi nga xam ne moom la personnel de santé bi daal di recommandé wax na également ci wàllu aide alimentaire bi li mu ci wax Sissoko lu jaroon bàyyi xel la mooy baisse prix denrée yi nee na bu fekkoon ne wàññi nañu prix njëgu ceeb bi njëgu diwlin bi ba ñëpp am si accès je pense que looloo doon gën a yomb que di distribuer ay aide alimentaire. effectivement yoon na ay propositions yoo xam ne daf askan wi def nañ ko. effectivement am na ay balaa maa ñëw loolu ma yeggal ci ma doon wax. keroog ministre des transports dafa ne dans sa générosité. mais nit quelle générosité xaalis boo xamante ne ñi la ko dénk nga ko delloo ban générosité moo fa am. il faut qu'on nous respecte nañ respecter Sénégalais yi. Le président Macky Sall c'est pas lui notre chef, c'est nous son chef. Tout à fait. Nous sommes son chef. Le peuple est son chef. Donc lu mu munti def rek te rendrewul hommage rendrewul grâce à ce peuple rek mi ngi koy yàq. ñu dellu si sa question léegi. am na ñu bëri proposé nañ yeneen stratégie. am na ñu proposé la stratégie bi nga xamante ne suñu dëkkandoo yi di Côte d'Ivoire def nañ ko moom ñoom ay transfert d'argent lañ def. ay transfert d'argent lañ def jox ko ku ci nekk ñoom joxuñu par ménage mais par personne. nga xamante ku am numéro mun nga recevoir Wari bon je veux pas faire la publicité ñi ko war a jot rek ñu jot ak jumtukaay yi ñu ko war a jotee ñu jot ko. loolu la waa Côte d'Ivoire mais dafa am ñu proposer autre chose mais li affaire boobu keroog maa ngi ciy waxtaan ak benn naataango mu ne Sénégal est-ce que xam nga ni am na dëkk yoo xamante ne du ñëpp a am téléphone. te ñooñu ay dëkk yu néew di doole mu am ay limites comme stratégie yëpp day am limite. stratégie yëpp boo xam ne nit moo koy xalaat nit du yàlla moo tax du matal. kon est-ce que bu boobaa Rihanna proposition bi mu def nii du baax foofu. du baax boobu xam nga boobu aussi il s'agira nga jël xaalis bi nga prévoir woon. nga dugal ko. subventionné ko ba nga xam ne da ngay casser les coûts. mais man je suis pas économiste et je maîtrise pas trop les agrégats mais li may xalaat est-ce que bu ñu dugalee 64 milliards. dina mun a casser totalement les coûts et pour benn durée bu yàgg pour benn période bu yàgg xaw ma parce que il faut être honnête aussi mais je sais que ni am na ñu ko proposer. mais cours du pétrole yi wàcc na. wàcc yu bëri foofu waaw wàcc na mais li ma foofu li mu lay wax wàcc na feneen mais wàccagul Sénégal. non Sénégal moom cours du pétrole yi wàccagul. parce que dañ ne ñu woon yokk nañ courant parce que cours bi dafa yéeg. cours bi wàcc ba léegi ñu ngi même prix bi. kon ñun suñuy pétrole courant wàccagul il faut ça c'est la stricte réalité nag waaw léegi nag ñooñu lu ñu joxe proposition yooyu ñu joxe man je pense que ni nañu gën a argumenter parce que fu mu toll nii moom béy wéy na mbuus proposition bu ñu munti joxe mooy xam nga lan 64 milliards yi ñu joxe. ñu dem ci benn nit buñ ne moom du jaaykatu ceeb mu jaay ñu dem jël ceeb ba jox ko koo xamante ne leneen la daan transporter mu transporter ko ñu dem jox koo xamante ne amul njëg lu mu jëndee suukar ak vermicelle ak ñoom seen ñu jox ko. loolu waral ñu résilier lu toll ci 6 contrats. loolu lañ ñu wax rek. loolu la ñuy waxagum loolu la ñuy waxagum ba léegi ñun xam nga ñun askan wi dañ ñuy wax rek. mais loolu la wax aussi nga gëm ko. waaw voilà loolu la ñuy wax rek léegi nag bu mu toll nii nag. comme dañ ñuy wax rek. yi ma wax yëpp ak yi nga wax yëpp dañ ñu kaa wax. léegi un jour viendra lépp dina mus a leer parce que aussi gis nga fii àdduna en général yàlla dafa am justice am. gis nga te dafa am ñuy wax ni on peut tromper une partie du peuple. un moment mais pas tout le peuple tout le temps.
te lu dul dëgg. di yàgg déedéet day yàgg de. ah bon waaw kay mais du mu am mucc. du am mucc d'accord parce que kaa ma wax la benn. Iblis. du dëgg. mais yàgg na. waaw yàgg na mais amul mucc. c'est ça c'est ça donc ñu jaajëfal ko bu baax Mouhamed ñu bàyyi la rek nga tàggatoo balaa ñu yëkkati jotaay bi ndax temps bi ñu cërale woon lépp jeex. waaw kay ça a été encore une fois un très grand plaisir de partager le plateau ak yow ak Socé ak suñu téléspectateurs yi ak suñu followers yi ñi woote di jéggaluwaat bu baax parce que peut-être mun naa déborder peut-être mun naa wax lu ma warul wax di jéggaluwaat di ñaanal ñëpp ci barke àjjuma ji lépp rek lu ñu ragal yàlla dàqal ñu ko lépp lu ñu yóotu yàlla jot li ñu ko di jox ñëpp dig daje ba suba incha allahu rabbi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal également ni nga ko waxee ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre saa su ne bu dul woon yéen ci kàttanu borom bi du ñu nekk fii di informer ndax balaa ngay wax di informer nga am ku la dégg da ciy am solo ñu jaajëfal leen bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak Sénégal 7 saa su ne fidélité bi ça nous fait plaisir ça nous donne de l'énergie ñun aussi ñuy xëy saa su nekk di leen informer di ko yendoo di ko fanaanoo ndax bu leen fàtte ni Sénégal 7 dafay fonctionner 24 heures sur 24 7 jours sur 7 loolu rek ngir dab seen bànneex en terme d'information ngir dara bañ leen rëcc ci wàllu information ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp di rafetlu bu baax ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje bu suba xam naa di ngeen ci ànd ak Mbisantine sama naataango Mbisantine ak Socé Ndiaye ak Mouhamed Sissoko bu ko defee rek man ma joxanteeg yenn rendez-vous suba ci côté café ci wàllu rubrique information bi di ngeen am également tey ci yeneen programme yoo xam ne Sénégal 7 dina leen ko dégtal ci wàllu émission ci wàllu rediffusion yooyu yëpp di ngeen ko am ngeen bañ a fàtte rek abonné bu ko defee programme yooyu yëpp dara du leen ci rëcc ngeen mën a wéy rek di ànd ak Sénégal 7 ñuy wéy également di leen informer di leen faire plaisir di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi di leen jox dig daje ni ma ko waxee bu suba di leen ñaanal aljumay jàmm di ñaanal ñëpp am jàmm ñëpp dund si jàmm te ñëpp mucc ànd ak xéwal ak terang ak tawféex di leen ñaanal kendaluk jàmm jërë ngeen jëf